حبيبي سناه من عطاء ربي قلبي له موئل يرعاه بالحب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. طهنك ربي والاستهانة إلى بك وأحمدك ولا زناه إلى عليك وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جعلته رحمتك للعالمين وجعلته مسك الختام لظاهر المرسلين وبعد. mbokk yi ñi seetaan te di ñi seetaane fii ci seen télévision DTV ci seen émission bi ñuy tuddee ëttub l'islam dellu si nañ beneen yoon àndaat ak yéen ci beneen tomb waxtaan ak yeneen ni gan di leen ndokkeel ci àjjuma ji di leen ci ziyaara di leen balu aq di leen balu aq di amaat yéene bu sell pour ànd ak yéen ci jotaay bi di ndokkeel it mboolem communauté musulman bi nga xam ne ñu ngi màng weeru koor wi yàlla may ñi ñu màng ko ci benn fan baak si ci fii ñu yëg si bés ni ki tey nga xam ne romb nañ xaaj bi di ñaan yàlla nañu ko yàlla nangul te su ko yàlla nangoo yàlla na ko ful ci kem mbaaxam nga yàlla nañu yàlla boole it ci kuréel bi nga xam ne ñooy fekkee korite ga buñ ko fekkee yàlla na dëppoo suñu ngërëmal borom di nuyu it mboolem ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan laata ñuy dugg ci jotaay bi nag ñu yëkkati kàddu njaal ci làmminu groupe Excaf Télécom jëmee ko ci famille Cheikhul Islam Alaaji Ibrahima Niass ci ku nga xam ne moo génn àddina démb muy Alaaji Ousseynou Niass ci Medina Baye Niass ñu ngi koy jaale mboolem famille Alaaji Ibrahima Niass di ko jaale it doomam ju ñuy tuddee Mouhamadou Lamine Niass di ñaan yàlla sëmbatal yarmaa dem ci suuf ci kaw barkeel lim fi bàyyi. tey nag ñoo ngi fas yéene waxtaan ak yéen li ñuy tuddee yawmul qudsul alamiya mustaqbalul umma bés bi nga xam ne àddina bi dañ ko jagleel li ñuy tuddee quds muy jàkka jële nekk fële ci Jérusalem ñu di ko célébrer di ko feetal bu xamee ne ajjuma bi mujj ci Ramadan muy bii di ñëw nii ajjuma tey bi bu dellusee nga xam ne àddina bi yëpp ñooy génn di manifesté wu di naqarlu tooñ yuñ teg ci seen kaw ngir jàkka ji nga xam ne tey génn na ci seeni loxo ci loo xam ne noteel rek ko waral waxtaan wi nag ñi ngi ko fas yéene seq ak imam Cherif Mballo Cherif Mballo mooy ki nga xam ne moo jiite campagne bi défendre Quds ak Palestine fii ci Sénégal mu nekk ci di ma ne combat bi lu yàgg ànd ci it journaliste bu ñuy tuddee Mouhamadou Baro ñu xam ko ci ay gëstu yam solo mi ngi yegg si léegi incha allah ñu fas yéene waxtaan wi tënk ko ci bés bii nga xam ne moom la ñu tuddee yawmul qudsul alamiya lan lañ ci jublu lan lay représenté ak lan lañ ci yóotu pour am ko bi ci des bëggoon nañu xam importance su jàkka jooju ñuy tuddee masjidul aqsa importance am nu mu toll ci jullit ñi lan lay représenté ci monde islamique bëgg nañu xamit manifestation yi nga xam ne nit ñi dañ koy def àjjuma bii di ñëw nga xam ne àddina bi yëpp koy manifestant loolu xilla xali la ñu néew bëggoon nañ xam importance manifestation boobu nga xam ne danañ koy def ci àjjuma bi mujj ci weeru koor pour Quds bëgg nañ xam nan la toll bi ci des bëggoon nañ xam lu tax li nga xam ne moom la ñu tuddee manifestation Quds boobu jullit ñi bëri di ko def mais arab yi bëri lànk na duñ ko def lu tax loolu luñ la war a càmbar la bu fekkee Quds dañoo wax ne min muqaddasatil islamiya ci yu ñu war a fonk la bu ñu yàlla mayee fekkee ajjuma ak tal nga jël télé satellite yi ci àddina bi nga seet ko da nga gis ne daanaka arab yi dañ koy boycotté pourquoi kon am na lu leerut lu ñu war a leeral bëggoon nañu xamit observateurs yi ñu bëri dañoo wax ne bés bi ñu tuddee yawmul qudsul alami bés la boo xam ne mën na delloo si unité de musulmans yi seen ak benn mën na taxit ñi nga xam ne dañoo not jullit ñi ci façon jàkka ji not leen ci problème bii nga xam ne du seen problème ñu dellu gannaaw ndax loolu lu wér lay doon laaj yi ak yi ñu mel moom lañ fas yéene seq ak imam Cherif Mballo ak Mouhamadou Baro Cherif kon gannaaw bu ñu la nuyoo balu la ak baal la ak di amaan mbégte beneen yoon pour seq ak yow jotaay bi ñu jox la kàddu gi nga nuyu bokk yi boo nuyoo bokk yi ba pare nga leeralal ñi bés bii ñuy dëgmal si mu yawmul qudsul alamiya masa yaani salika ak lan lañ ci yóotu bismillahi arrahmani arrahim
وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الهداة الميامين. maa ngi lay nuyu sow sama mbokk sama xarit sama wëllëre bu yàgg Cheikh Ahmed Tidiane oustaz ci li nga dalal mi nga ñu dalal di am mbégte lool ak ci mbooleem ñi nga xamante ne ni ñoo nekk ci bopp kër gi nga xam ne yàgg nañ fi ñëw di yàlla ci weer bi nga xam ne muy weeru koor bi ñu nekk yal nañ yàlla fulandil suñuy jëf yu baax yëpp amiin yaa rabbi yokku ñu sutura gën leen dëgëral waa kër gi yëpp di nuyuwaale mbooleem ñi nga xam ne ñooy xulafaa yi mooy xalifa généraux yi nga xam ne ñoo yor ndono mag ñi wa jaalaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi laallahum yarjiun moo yàlla nee na ma jël kàddu bi def ko ci ay ndiggal jóor yoo xam ne ñoom ñooy delloo si nit ñi te si ñu weesu ni ñu wane seen rôle yu mag rôle kilifteef waaye it peuple bi wane rôle taalibe gu mat sëkk koo xam ne déggal leen toppal leen mu nekk loo xamante ne ni loolu la ñu doon xaar ci ñoom donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp ak téléspectateur fii li nga xam ne nag mooy bisu yowmul quds al alami quds boo ko déggee mooy beytil maqdis yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla nare rañaan mooy tukki guddi pour mu jële ko beytil lahil haram yóbbu ko ci beytil maqdis muy Jérusalem tey daf ko jëlee Makka guddi yóbbu ko foofu pour mu jiite foofu ay yonent mu dem jëli julli yi ci asamaanu juróom-ñaar ci biir foofu aussi Quds boobu daanaka yonent yu bari alayhimu salaam seen bërëb la lu mel ni yonent yàlla Isa Jésus nee nañ ci Saint-Sépulcre ci mooy église mère bi nga xamante ne ni daanaka ñoom nee nañu fa la ñu jenc yonent yàlla Isa foofu la nekk juif yi aussi ñoom it ñi ngi réclamer ne seen temple bi nga xamante ne ni Souleymane moo ko construiroon tabaxoon foofu la nekk donc mu nekk ville boo xamante ne ni ñetti religion yi muy yahudiya judaïsme christianisme ak islam ñoom ñoo ko bokk donc ville la dëkk la boo xamante ne bu am solo ba yàlla di ko wax ci alquran subhaanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alxarami ila almasjid al aqsa alladi barakna xawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiu albasir ki nga xam ne sell ñeel na ki nga xam ne moo jël jaamam bi rañaan loo ko guddi jële ko màkkatal mukarrama yóbbu ko ci beytullahil haram beytul maqdis mu ne pour mu won ko foofu ay kéemtaan mu ne ba jàkka jooju nga xam ne dañoo barke lépp lu nekk ci wetam moo waral imam Khomeini foofu aussi moo nekk foo xam ne ci fukki weer ak juróom-ñaar jullit ñi daan nañ fa jullee di fa jublu waaw avant ñuy jublu ci kaaba gi donc loolu yëpp aussi mu nekk aussi place bi nga xam ne yowmal xiyaam foofu lay amee donc gis nga même ba ci chrétiens yi dañ ne Jésus pour mu rey ki nga xamante ne ni moom mooy Gog ak muy Dajjal foofu lay amee donc place la bu am solo moo tax imam Khomeini radiallahu taala anhu le 16 août 1979 bi nga xam ne révolution islamique bi taxaw na bokk na décret bi mu njëkk a jël mooy fexe instituer maanaam bis bii mu ne bis bii daf koy def bis boo xam ne parce que gis na ne jullit ñi dañoo won ginnaaw Palestine te Palestine buñ ko réglé mbiru jullit ñëpp dafay réglé wu demoon na ba sax bu amoon ay problème yoo xamante ne ni yu am la ci monde buñ ñëwee ne ko wala diw def na benn affaire accident bu majeur danaan Israël la bu ko dee dañu naan mais lan moo indi loolu mu ne même oto bu mbëkkee moroom ma ci
circulation Israël la parce que nit ki problème yi nga xam ne économique wala social wala sociétal yi am ci Israël la jóge parce que ñoom ñoo dominer le monde gis nga mu ne donc nañ ko def pour jullit ñi parce que loolu moom mooy ramz symbole bi nga xam ne moo boole jullit ñi tey ci àdduna bi mooy Quds parce que jullit ñi tey xaajaloo nañu ñi aw nañu fii ñi aw fële mais boo ne Quds rek gis nga ci Sénégal fii sax ñu ko laal ñëpp gis nga wane na réaction bi nga xamante ne moom la ci jullit ñi def donc bis la boo xam ne bu amee imaam dafa ne nañ ñëpp taxaw wane seen cofeel ci l'islam ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wan seen cofeel ci Qur'an wan seen cofeel ci Beytul Maqdis nga xam ne mooy première jubluwaay yi jullit ñi ci julli loolu moom moo waral julli li nga xamante ne mooy yowmul Quds al alami. jërëjëf Mouhamed Cherif Mballo buñ la déggee mooy feeñalal nga ne yowmul Quds al alami yi bés la boo xam ne buñ ko sañee wax mooy delloo si histoire la wane nga importance ne dafa doon place boo xam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog bi ko boromam di ràññaane mu jógee koo Màkka foofu la ko indi bi ko fa yàlla indee ci kattanam ak mbaaxam mu jagleel ko mu fekk fa yonent yëpp jiite leen nga feeñal na même chrétiens yi suñu mbokki chrétiens yi ndam nañ fa église boo xam ne ci la ñu dabu Iisaa wane nga ne lenn ci juif yi it wane nañ ne am nañ fa lu ñu fay doon pour seen diine mu mel ni suñ ko sañee wax mooy place la boo xam ne ndoneelu mbooleem tiir yi wàccee ci asamaan la am na ci bindkat histoire yi sax ñu wax ne buñ delloo ci histoire danañ fekk ne ñaari xalaat lañ joxe am na ñu wax ne 87% ci la fa nekk ci ay azar islam moo ko moom ñu ne chrétiens yi am nañ ca 7% am ñu wax ne juif yi 3% lañ ci am ñu wax ne boo ko toppee da nga fekk muy 95%. 96% chrétiens yi ñoo moom 5% yi juifs yi 1% lañ ci am. mu mel ni tey loolu sax firnde am na ci barke Dembo Njaay am na benn pape bu benn abbé bu nekk ci Palestine. defoon na ci déclaration wane ne Quds gi bu fekkee jullit ñi ak chrétiens yi dañoo seetaan. Israël la nangu ko màbbu nañ seen données. kon mu mel ni luñ moom la te loo xam ne du lu ñu natable. wane nga ne imam Khomeini révolution islamique bi muy jóg. ci 1979 bokkoon na ci li gënoon na yitteel li ko gënoon na yitteel mooy di jox nit ñi ñu xam ne Quds ñoo ko moomoon démb ñoo ko moom tey wane na ñi ko yor tey it gàllankoor bu dal julit ci ñoom la bàyyee ko ndax nit mën nay toog di xalaat ci ñoom ba dal ci leneen lu mu warta dal kon ak noo ko mën di jàngatee rek coow li ñoom la lu ñuy wax ne lu dee ci rëbb yàlla ak naat kon ñoom la tey Mouhamadou Baro ñoo ngi lay ndokkeel ci koor gi di la siyaare di la balu àq di la baal àq di amaan mbégte beneen yoon pour bokkaat ak yow plateau ñoo ngi ne ci waxtaan boo xam ne mooy journée bi nga xam ne moom lañ jagleel Quds nga xam ne mooy àjjuma bii di ñëw àddina bi yëpp wala boog li gën a not ci jullit ñi di ko manifesté woo di feeñal seen naqat nga bokk ci ñi koy organiser fii ci Sénégal bokk ci ñi ciy dox ci ay at yu bëri ci loo xam ne luñ xam la yàlla dogal kon mel na ne tànneef bi baax na ndax kii mooy président bi yooyu bokk nga ci yéen ñaar yéen a koy def dañu bëggoon xam bés boobu ngeen xam ne moom lañ dëgmal si muy yawmul Quds al alami lan maasa yaani saalika mooy lan ak lan lañ ciy dabu jërëjëf professeur bi tey ñu ngi nuyoo di wax asalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum salaam di nuyu téléspectateur u DTV yëpp di nuyu mbooleem ñi seetaan ci Sénégal ak ci àddina bi di am mbégte dajawaat ak yéen di feddale suñu kóllëre ak yéen ak sama xarit professeur Cherif Mballo di am mbégte lool ci ni ngay taxawoo mbiru Palestine ak gëdd bi nga ko jox ak gëdd bi ko aussi télé bi jox bu ma wax ak groupe bi yëpp li nga wax ci journée bi li ma jox rek comme xalaat mooy xam nga bi 79 bi ni mu ko waxee léegi bi imam Khomeini di ñu def d'abord révolution islamique ci Iran muy xool en tant que leader lan mooy feebaru umma bi bokkoon na ci li mu seetlu woon te gëstu ko te mu leer ko parce que traversée du désert bi ñëpp ko defandoo mais moom egsi na ba ci am révolution foofu
mooy ne que jullit ñi dañu tumuranke ci wàllu yëngu-yëngu ak symbole. xam nga crise bi dal jullit ñi ba ñu ñàkkoon pouvoir yi ñu am yépp parce que pouvoir ñàkk ko weesuwul jullit ñi tolloon ci xarañte jamono yi tubaab yi nekkee ci moyen âge ak lu gën a suufe jullit ñi lépp tey loo mën a jël ci xarañ ci wàllu sociologie psychologie médecine mathématique algèbre même ci tur yi sax turu umma bi daf ciy feeñ nga xam ne loolu yëpp ñoom ñoo ko dominé woon ñu ñëw ba ñàkk ko léegi nag loolu sax sur le plan scientifique la mais beneen bi gën a garaaw bi ñu ñàkkoon mu dem ba wàllu conscience maanaam xel seen conscience bi ñu amoon ci umma bi ni ñu ko waroon taxawoo ñu ñàkk ko li question yi gënoon fondamental ñu dellu ci ginnaaw rawatina question bu Palestine te muy question yoo xam ne aussi dafa mën a mobiliser umma bi ci lu leen di jóg pour yokk leen Hamas yokk leen taxawaay loolu moo taxoon moom mu indiwaat journée bu mel ni mooy comme yi ñuy feete ci suñu dëkk yi rek te nga gis effet bu muy def ci nit ñi tey xoolal 4 avril nu mu symboliser woo ci indépendance du Sénégal xoolal bu ñu koy def jamono ya ba tey xool ni muy yëngalee waxuma la sax xoolu xale yi ak seen taxawaay mais mag ñi sax da leen indiwaat ci ñu gën a bëgg seen réew gën a sopp seen réew gën a taxaw seen réew kon mbiru Palestine comme mbir la moo nga xam ne mbiru àdduna bi yëpp la parce que loolu du jullit ñi ko njëkk a wax sax du ñoo koy wax tey ji Nelson Mandela dafa waxoon ne mbiru Palestine dafa liyewu ak mbiru apartheid ci Afrique du Sud que tant que ñaar yi àndandoo ñu saafarawu benn ci du ci saafara dañ ko ni ñu ko war a taxawoo benn la war a doon mais malheureusement jullit ñi demoon nañ ba fàtte ko gis nga tey fii ci Sénégal loolu nag tubaab yi liggéey nañ ci lu bëree bëri bu ma nee tubaab yi rawatina Israël ak États-Unis moo tax ci débat yi mel nii du ñu wax rek Israël foo ko waxee da nga ko war a teg ci wetam Amérique parce que sans Amérique Israël existé wul du existé loolu il faut oustaz professeur ngeen koy fàttaliwaat parce que Israël tey mooy dëkk bi ñu gën a dimbale ci àdduna bi loolu gëstukat yi wane nañ ko dëkk bi nga xam ne amul ba ñu koy dimbale biñ ci ëpp di lu ñu koy dimbale en termes de militaire en termes de économie en termes agriculture en termes scientifique lépp Israël mi ngi ko amee ci ndimbalu Amérique parce que ñoom xeet lañu bu yàgg ci Amérique am fa fu ñu fa sampu dem ba jaxasoo gouvernement américain yi ak surtout ak lobby yi parce que su ma nee Amérique du peuple bi lobby yi la loolu ñuy liggéey foofu nag di ko def doole boobu mu am su jullit ñi amul taxawaay ak ay bés yu leen di fàttali seen bopp di leen fàttali centralité wu Jérusalem al Quds dañ koy fàtte xam nga nag pour wax Quds li mu symboliser ci umma bi ak ci Sénégal doo sori suñu mag ñu baax ñii tey ñuy ndamoo ñi ci néew ñoo jaarul Quds bi ñuy aji Màkka loolu rek doy na symbole parce que jullit ñi bu ñu fàtte ne médias yi dañu occidentaux yu mag yi benn ci stratégie bi leen di fàttaloo al Quds ak symbole bi mu doon mooy ne que dañ leen won ne du seen xeex moo tax même terme yi ñuy utiliser da ngay gis les ñuy terme guerre terme conflit te man li ma yéem mooy lu tax ñun jullit ñi terme yu ñu indil rek noonu lañ koy répété te alors que tubaab bi ñoom dafa am terme yoo xam ne ñoom duñ ko utiliser léegi nag wan nañ ñu ne terme bi mbir mi xeex boobu xeexu arabe la dañu wan ne sax xeex la wanuñu ne ay tooñaange la wanuñu ne dañoo nangu yëfu jàmbur dañu wan ne ay xeex la am na sax wax bu bees bu génn fan yi mooy xuloo doomu bàjjan xaw ma doomu baay maanaam dañ koy banaliser te loolu stratégie la ñun ñiy liggéey ci communication xam nañ ne am na mbir yoo xam ne tey sànq keroog dañ doon def benn ndaje ñuy waxtaane ci wàllu sécurité ci Sénégal am ñu utiliser terme combattant en Casamance loolu bala ñuy bàyyi terme rebelle ba di utiliser combattant tubaab bi dañ ci liggéey lu bëri di def ay séminaire ak journalistes yi wan leen ne wax ne ñii ay rebelle lañu dafay yokk xar mi ci karaw maanaam tooñaange lay doon bu leen tuddee ay rebelle da ngeen leen di tuddee ay combattant maanaam wax ji mel ni coton daal boo utiliser rek di leen ko diw ak yooyu di leen ko raay pour ñu bañ a gaañu léegi nag ñun nag jullit ñi malheureusement amuñu leadership bu mën a tax ñu liggéey ci médias yi contrôle bi ñu ci war a am amuñu ko ba léegi terme boo jóg rek xam nga terme jihad tey ñi ñu tuddee jihadiste terme boobu jullit ñi gëstu nañu ba gis nañ ne
terme boobu tubaab yi li ñuy tuddee ci wàllu communication dafa stigmatisant maanaam soo ko waxee da ngay tooñ xeet da ngay tooñ diine ci parce que jihaad li muy tekk ci diine ak groupe yu ndaw yi di xëy di wax ne ñoom dañuy jihaad te man mu wóor ma ak wóor ñeneen ne ñu ci ëpp si ñoom sax amul lu ñu joteele ak diine lu dul ay occidentaux wala ay lobby ñoo leen di former pour di leen déstabiliser loo di leen tasloo réewu jullit ñi parce que ña cay dee ñoo ëpp ci jullit ñi lañu ëppee donc yooyu terme yooyu est-ce kañ la ñuy toog ba di ko xalaat kañ la ñuy am leadership parce que Imam Khomeini parce que ñoom bi ñu koy doog a def dañ ko defoon en tant que communauté ahlul bayt mais ñun ñu nekk ay jullit même bu ñu wootewul wala bu ñu jokkoowul ci loolu mais symbole bi loolu am war na tax question bu mel noonu ñi ñëpp jàpp ci mais malheureusement jullit ñi amatuñu mbir maanaam conscience boobu li ci gën a doy waar tamit mooy ñun africains yi wala ñun sénégalais Sénégal dañu nekk xeet boo xam ne tubaab bi comme daf fi njëkkoon muy français bi lépp luy symboliser suñu aada ak suñu culture dañ ko banaliser maanaam tubaab bi loolu bokk na ci li mu liggéey mooy lépp lu lay fàttaliloo xoolal Sénégal rek moo nekk dëkk boo xam ne amuñu bés buy fàttaliku suñu ay ñi faatu amul benn bés bu ñuy fàttaliku suñu mag ñi daanu ci teelu jihaad Sénégal rek la am alors que dëkk boo dem tey ci àdduna bi Algérie Tunisie am nañ ay journée du martyr am nañ nangam ñenn rek ñoo ko dese mooy armée bi te buñ koy def dañuy tëju ci caserne yi feete ko président dem def gerbe de fleurs mais ñoom Cheikh Oumarul Foutiyou ak ñoom Cheikh Amadou Bamba tey feet gi ñu leen war a feete ci jaloore yi ñu def xam nga lu tax defuñu ko parce que tubaab yi xamoon nañ ne feet yooyu ak xeetu conscientisation boobu dafa am lu muy def ci xelu jullit ñi donc loolu dañu ko empêché loolu nag daf ñu topp ba tey professeur. jërëjëf Mouhamadou Baro bu ñu la déggee mooy dellusiwaat nga feeñal taxawaayu imaamu Khomeini ci révolution bi nga xam ne moo am 1979 nga xam ne wane na dafa ñëw fekk monde islamique yi yore ay feebar yooyu mu mel ni dañ ko yore te yëguñ ko wala boog dañ ko yore mu neex ñi mu bëgg ñoo wax ne am lu jaaduwut loolu bokk ci xutsu bi nga xam ne suñ ndoneen la ñoo ko moom ak problème bi nga xam ne mooy problème mu Palestine wane nga ne ñu bañ di juum parfois nga dégg benn waay bu ne problème mu Palestine du problème mu l'islam wala si caricaturé ko neneen wane nga sax mais barki démboo Njaay am na benn politicien bu ko caricaturé ne xuloo bu dox diggante ñaari doomi baay la muy njuum te ci histoire ci li ma xam man bon bi ci des mooy sa mbokki journaliste yi ñoom it dañuy juum li daraja ñoom it gis naa ñu bëri ñoo xam ne tey dañ ci jël position yoo xam ne te jànguñ journaliste mais journaliste far waru ko te actuellement li xew actuellement dañoo am ak par googu am na kon mel na ni moom matatuñ sax pour wax ci problème bu fekkee dellu nañ ci li njàngoon ñoom ci juste jàngalu ma la seen liggéey sax na waaye li wër mooy far warta am ci diggante bi bon bi ci des mooy feeñal nga ne monde islamique buñ bëggee wax ci problème bi waruñ ko tënk ci Israël rek Israël dafa am ndey wala moom baayam bi mooy Amérique ndax mooy réew mi ëpp lu ñuy dimbale nga wane ne problème bi du problème mu musulman problème monde bi yëpp la mam Nelson Mandela bi mu fiy dund daf ko jëloon def ko muy problème takkale ko ak problème Afrique du Sud loolu nag mu mel ni tey dañoo dem ba ci monde boo xam ne ñun dañ cee bëgg a raxasu ba set en tant que ay musulman même bu fekkoon duñ ay musulman it humanité moo ñu mayut ñu war ci raxasu ndax mayut ñi ñu toog ay nit di leen not guddi ak bëccëg ci loo xam ne ñu àddina bi toog di seetaan loolu mooy lu jaaduwul mayut nit ñu doon loo xam ne xaasimul mustarak la ñëpp a ko bokk ñu jël jagale ko baro xañ ko ba kii kooku du yoon kon mel na ni kenn ku ne sa cëggal gu yëng ci nga wax war nga cee wax nga ñàkk cee wax war nga cee wax tey Cherif ma del siyaat ci yow bëggoon nañu xam masjidul Aqsa muy Quds lan lay représenté ci jullit ñi jërëjëf xam nga ci alquran yàlla subhanahu wa taala dafa wax ne udxulul ard al muqaddasata allati kataba allahu lakum ci suratul maida mu ne dugg leen ci suuf si nga xam ne suuf su sell la nga xam ne yàlla moo leen sant ngeen dugg fa te bi ko yàlla di wax waa ñooñ Muusa xutsu moom moo taxoon ñaareel bi xutsu boobu dafa comme ni ñu ko xamee
léeg-léeg dañuy def ay erreur yoo xamante ne ni léeg-léeg ci texte tubaab bi la ñuy jël jàng ci histoire ba ko traduire comme ni ko ci l'islam alors que alquran indi na ko bu clair ci préhistoire histoire antique ni nga xam ne noonu la Quds binde woon parce que yahudiyatul Quds mi ngi ñëw ci gannaaw bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa ñëw na te yonent yàlla Moussa ñëpp xam nañ ne Égypte la nekkoon parce que dafa amoon ñaari exode moo amoon bu jiitu mooy seen maam muy Ibrahim bi mu jógee Our ci région wu Kout 320 kilomètres de Bagdad sud de Bagdad sud-est foofu la jógee ñëw ak Lot ñu ñëw foofu ci ardu Kanaan mooy tey Gaza fi mu nekk nii tey ak ci désert Beersheba ñu naan ko Beersheba bi mu fa ñëwee mu am fa ay njaboot mu am famine ñu jóge fa dem Égypte gis nga moom Ibrahim gis nga fa la ko joxe Hajara mu nekkoon princesse nubienne boo xam ne ci Soudan la bu ñuul mu am ci Ismaïl histoire bi dafay kii donc ñi waxoon ne juive Sarah la noble juive Sarah kooku du temps yooyu judaïsme amagul xanafisme loolu laa bëggoon wax sax na la maa kaana Ibrahima jumte histoire mënta gën a jumte histoire bu gën a rëy noonu amul parce que maa kaana Ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana xanifan musliman wa lam yakun min al mushrikin nekkul woon juif nekkul woon chrétien mais xanafit la woon di musulman bokkul woon ci ñi bokkaaleeg borom bi donc antériorité boobu moo tax erreur la non seulement théosophique muy ci wàllu aqaïdi ci wàllu maanaam histoire aussi erreur la ci wàllu archéologie aussi erreur la parce que amul lu taxawu ne yi bërëb yi ak yenn yi nga xamante ay arguments yi ñu avancé taxaw na donc Ibrahim moomu nekk na ay at lu bari doomam bu ñu ci ay sëtam mu jur ci Isxaaq jur Yaaqub jur les 12 tribus d'Israël Yaaqub moom mooy Jacob ci Jacob boobu ci giiru Laawi ci la ñoom David jóge vous voyez dégg nga ci ak ñoom Moussa ak yooyu yëpp Moussa ak Haroun ñoom ñoo bokk waaye Moussa amul ci yonent bu génn ci ndiggam yëpp dafa toxu dem ci Harouna gis nga donc loolu dafa war a nekk lu leer loolu nag moo tax mu am importance ci islam Ibrahim boobu nga xam ne ñëwoon na muy abul anbiya mu jóge foofu dem Égypte di gis ngeen après ci la toxu delluwaat jóge dem Kanaan jóge foofu dem Makkatal Mukarrama yóbbu foofu Hajara ak Ismaïl du gis nga ko ni mu defee fële émigration noonu la defee fële émigration doomam sëtam Yaaqub moom la bi nga xam ne doom ji Yuusuf ak histoire bi yëpp nu mu demee nekk na buur wala ministre des finances bu ci Égypte ci la jël frères yi indi alquran mu ngi koy nettali gis ngeen ko donc après ba ñëw ñu yàgg fa ba Moussa ñëw judd ci ay génération Firawna sonal leen indi leen ay problème yàlla bëgg leen xettali mu génne leen ne leen na ngeen génn mooy aaya bi ma wax nii na ngeen génn maanaam fi ngeen nekk ni dem ci suuf soo xamante ni dañ leen ko kii dañ leen koo dig waaye donc looloo tax ci islam dafa am solo te ma profito waxaale thèse yi nga xam ne yëpp dañu ko wax ne juif yi dañu ko fa am ci xaayitul buraat mooy mur de lamentation bii nga gis yonent bi muy rañaan fa la ñu takkoon al buraaq moo tax ñu tuddee ko xaayitul buraat archéologiquement même UNESCO dafa am problème ak Israël ci loolu ak Amérique parce que ñoom archéologue anglo-saxon yi ñoom ñoo d'accord ci ne foofu la temple bi nekkoon bi Titus mujjoon toj te kii defaroon ko Cyrus ci 586 bi ñu jógee Babylone muy Babil ci xilla tey ci Irak bi nga xam ne Nabucodonosor muy Buxta Nasr jële na leen foofu ci Judée yóbbu leen foofu ci Irak
Cyrus delloosiwaat leen ñu ñëw léegi nag ci biir loolu aussi laaj na ñu leeral que ne ki njëkk a tabax temple ba mooy Souleymane après bi Nabucodonosor ñëwee daf ko détruire Cyrus ñëw ak ci ñëw tabax ko bi mu ko tabaxee ñu ñëw ñu détruire ko romain yi tu vois donc noonu la demee léegi nag ñu ne troisième bi ki koy war a defar moom mooy le grand messie mais temple boobu archéologiquement kenn mënul koo situer actuellement ci biir Palestine. ba léegi dafa lënt. moo tax ñu am problème ak UNESCO parce que lu ñu indi rek UNESCO ne leen non non dem nañ ba Jéricho mooy ville bi gën a ancienne foofu mais aussi gisuñu fa benn vestige fi mu nekk ñi ngi defar ay monnaie ak ci poterie ay yoo xamante ne yu yàgg la. pour léeg-léeg ñu jékki-jékki bu ñu ñëwee sànni fii xam nga rek seen kàccorte bu ko defee ne gaa ñi kaay leen on a découvert ceci et cela mais loolu nekk loo xamante ne lu avéré la. moo tax mu am solo ci l'islam nekk loo xamante ne ni lu ñuy fàttaliku. jërëjëf bu ñu la déggee mooy feeñal nga ne bés la boo xam ne Quds li muy représenté ci jullit ñu lu rëy la mais dàqal nga ñu ne Quds moom du ndooneelu juif yi delloo ko sori ci loo xam ne loolu la histoire nangu it nag ndax yonti yàlla Ibrahima bi muy nekk booba yahudiya amul diine hanafiya moo am li histoire yaxal démb ak tey alxuraan dikk firndeel ñu ko maakaani Ibrahima yahudiya kon lu takkale ne kuréel bi ay juif lañu woon kuréel bi ay arab lañu woon ci jamono yonti yàlla Ibrahima amutoon yonti yàlla Ibrahima diine hanafiya ci la nekkoon hanafiya boobu mooy qaabiliyatu lil islam histoire saxal nañu ne Omar ibnu Sayd ibnu Nafir nga xam ne mbokk la ci Omar ibnu Xataab bi laata muy dugg ci l'islam diina hanafiya boobu ci la nekkoon kon diina juif moom amutoon juif bil marra amutoon pour loolu mu doon lu leer ñu bàyyi xel ne déclaration boobu suñu mbokk politicien wax njuumte gënu koo rëy saxut ci taarix boobu amul mais na ni bu ñu la déggee feeñal nga ne juif yi bu ñu jëlee lu ñu mel noonu ba bés ni ki tey xaayitul barax boobu nga xam ne moom lañ bëgg a saxal ne mooy seen ndoneel ba léegi amagul UNESCO amagul fu mu nekk ñi ngi koy làmbatu mënaguñ dajale mais ñoom ñi ngi def ay pexe pour jéem ñu fekk leen ca loola mu mel ni kon fu pexe di am ak li nekk waruñ bokk xut su ma maw góor mi ngi fi nekk xam nañ ne li mooy jàkka ji ñëpp d'accord nañ ci nii la nekkee woon ñëpp d'accord nañ ñëpp ab yonent yi fii lañ jaaroon kon li fa nekk kay te nga xam ne mu luñ mën a làmb daj ko la loolu la moom la ñuy jëmmal loolu nag jombut moo andi problème bi am tey ñu gàllankoor diggante moom ñi ko waroon a yor fekkee dégg nañ la bay Baro ma del si ak yow ci importance su Quds ci jullit ñi waaw importance su Quds bu ñu bëggee sof rek ci li professeur Chérif Mballo wax mooy symbole islam yi Quds daf ci njëkk ba pare am ci taxawaay bu rëy démb ak tey rawatina rek li ci gën a siiw mooy xam ne Quds nekkoon na bërëbu jubluwaayu jullit ñi ci wàllu julli loolu rek doyoon na parce que jullit ñi amul d'abord sax jullit la ñu tuddee parce que dañuy julli donc julli ak fooraay gi mu foor Quds ñu jublu fa boroom xam-xam yi wax ne lu mu bon julli nañ fa jublu fa lu mot juróom-ñeenti weer. kii 17 mois. fukk ak juróom-ñaari weer. ba tey bu ki aji màkk sax tey su fa demee lu mu bon dina jaar ci benn ci jumaa yi nga xam ne jàkk yi nga xam ne moom jubluwaayam ba léegi dañ ko fa bàyyi pour mu nekk symbole. donc loolu mooy wane ne al-Quds dafa am lu mu représenté ci ñun. yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaar gi mu fa jaar ci rañaanam. saxaabatul kiram ni ñu ko ubbee ci ubbi fatx yoo xam ne fatx yu yéeme la rawatina nag leneen li ma la dollil mooy li nga xam ne mooy li mujj ba suñu mag ñu baax ñi symbole bi mu amoon ci ñoom xam nga tey Palestine ñu bëri dañ ko réere mbir mais dañuy fàtte ne am na communauté africaine bu nekk ci Quds al-Quds ci Palestine am na ay nit ñu ñuul ñoo xam ne tey xeet ñu ñuul lañ ña nga foofu du ay arab rek ñoo fa nekk bëriwuñu naam mais ña nga fa la leen fa yóbbu woon mooy ñenn suñu maam yi suñu ajiwaan daf ci am ñoo xam ne dañ daan am jafe-jafe dellusiwaat fa lañ des donc ne serait-ce que pour loolu war nañu delloowaat taarix histoire ba nit ñi gën a xamaat li tubaab di tuddee centralité c'est-à-dire que mbiru Quds ni mu nekkee ci njombaxtalu question wu religieuse maintenant am na interpellation bi ñu def sànq aussi médias yi occidentaux yi ak suñu médias yi war nañ defaat beneen bu bees
mu nekk njàngat ak takk bu bees mooy religion diine ci wàllu yahud ça n'a rien à voir ak li ñuy tuddee sionisme foofu aussi tubaab yi jaxase nañ ñu fa jaxase yi métti ba sax nit ki ba sax ñun des fois suñuy wax dañ naan yahud yi waa diine juif tey ci àdduna bi moom mii ànd nañu ci benn conférence internationale ci Liban keroog discours yi gën a métti yi dal ci Israël ci gouvernement Israël ña ko fa daan def mooy ñi représenté diine yahudiya ca Israël professeur Bouba Diop def na ci témoignage bu am solo keroog fii ci télé bi mu ngi jóge États-Unis il y a une semaine conférence internationale ba mu fa fekke woon nga xam ne Nations Unies moo ko organisé nitu diine ya jógee Israël nañuy waxee ci mbir mi sax ñun suñu nitu diine yi eggaguñ foofu parce que d'accord ñu ak Israël xam nga lu tax d'accord ñu ko du parce que diine ji de mais sionisme lu tax mu uteeg diine yahudiya mooy sionisme ay kàccoor politique ay xalaatkat xam nga politique nag dafa mës di am ñoo xam ne dañuy nekk ci politique mais di jëriñoo diine ji pour taxawal seen politique léegi ni ñu koy jëriñoo mooy li tubaab di wax instrumentalisation la ñuy def mooy dañuy bu ñu bëggee seen kàccoor gi jàll dañuy dem ci diine root fa ay root jukki yoo xam ne dañ koy jaxase parce que nag àdduna bi nag ñu waxante dëgg diine daf di mës di nekk loo xam ne mooy gën a mën a yëngal nit ñi di leen mobiliser moo tax nag mbiru diine nekk lu dangereux parce que bu dee yow boo bëggee jaar ci yoonu politique bi day sori loolu nag moo xew ci àdduna ba barki démb sax ñi fiy jéem yëpp di wax yenn yi ci diine ji ak Israël ak Palestine maanaam dañuy bëgg yëngal fibre maanaam sympathie gu jullit ñi parce que jullit moom mooy koo xam ne fiir na fiiraange koo xam ne mën nga ko naxee ci am na sax am na waxin gu ñuy wax Sénégal ne boo bëggee nax diine Sénégal rek naxee leen ci yonent bi fii ngay gis benn waay bu xees rek mel ni Chérif Mballo mii rek kaala mu ne Chérif laa gaa ñi boo demee ci jàkk yi sax soo seetloo dañ naan la même bu ñuy nax baax na même bu dee ay nax baax na comme moom nee na Chérif la rek ñu koy jox ndeysaan xam nga kon bu dee nag diine ji mën nañu naxee ci ba ci lu toll noonu kàccoor mën na ko def léegi nag les idéologues politiques israéliens ñoom ñoo dem tëgg théorie bu ñuy tuddee sionisme léegi sionisme il faut ñu def différence ak léegi nag ku bëgg a def sionisme nag da ngay ut ay symbole mooy di nga wax ne xam nga dafa am benn boroom xam-xamu mag yàlla na ko yàlla yërëm muy Hassan Tourabi ci Soudan biñ benn conférence internationale ñu ne ko tubaab yi dañuy wax ne le centre du monde mooy Greenwich xam nga tubaab bi conceptualisé nañ ba ñun sax fii da ngay wax ñu ne centre du monde mooy fii te ci Europe la bokk histoire mi ngi jógee Europe Cheikh Anta Diop ne du foofu Égypte la ñu ne ko yow centre du monde fan la mu ne Makka la Kaaba gi tubaab bi waaw ku ci mën dara te pourtant théorisé nañ ne moom la foofu la mais ñeneen théorisé nañ feneen leneen parce que ñoom loolu moo leen arrangé moo tax wax ji barki démb sax waa ji bi mu ne imam bi wax naa la ne fii du bërëbu ajukaay bi bërëb bi ñuy ajee ma nga feneen balay loolu mu ne Màkka tuddul Màkka Bàkka la tudd te Bàkka mi ngi aju ci ay jooy mu nuroog lam bëgg wax ne foofu la ñu war a ajee mooy fa am la ñuy tuddee miiru jooyukaay ba loolu nekk lu yéeme loo xam ne dafa yëngal xamaasu ak xelu àdduna bi yépp donc théoriciens israéliens yi théoriser loolu ne fii mooy seen mur ñoom ñoo moom fii ñoo fi war a taxaw man sax léegi côté boobu imam ñoom dañu dépassé foofu léegi ñoom dépassé nañu di xool fan la ñu moom ak fu ñu moomul parce que ñoom xam nañ ne jullit ñi lañ fa fekk te ñoom la ñu nangu seeni mbir li tax lu ñu dépassé foofu maag moom yi aussi sol nañ suñu daal dem visiter ci Liban du Sud bërëb yi nga xam ne fa la palestiniens yi daw làqu depuis 1948 maa ngi koy fàttali keroog ci émission bi fii ambassadeur bii nekk Palestine ci camp de réfugiés yi la juddoo Chabra ak Shatila Chabra ak Shatila ña seen maam yi ju dawoon ñëw fa tey jii am nañu 70 ans am nañu juróom-ñaar fukki at ci koo xam ne yow sa maam moo ñëwoon sa papa judd fi yow nga judd fa yow mu ñemewoo teew dellu sa réew parce que dañ la koy tere ñaari kilifa Sénégal yi fi ci weer yi passé bëggoon dem Palestine pour benn waxtaan bu mag bu fa amoon
kenn ki jóge Touba muy Ahmad Saloum Dieng ak Oustaz Dame Ndiaye bi nga xam ñu ànd ak benn palestinien bu jóge fii ci ambassade bi war fa dem ñoom non seulement dañ leen téye dugguñu mais palestinien bi àndoon ak jabaram te jabaram moom dafa am nationalité française dañ ne jabar ji yow mën nga dugg mais yow palestinien bi doo dugg léegi yow sa réew li ñu tuddee apatride li tubaab di tuddee apatride en droit mooy nga dem ba amatoo benn droit ci sa réew nangu nañ sa suuf rey nañ say waajur dàq nañ leen retour réfugiés yi accepté wuñu ko léegi sax li gën a doy waar mooy li may wax ne dépassé nañu fii ñoo ko moom mooy Jérusalem nga xam ne résolution internationale yi dañu waxoon ne léegi finalement pour am jàmm dañuy créer ñaari état ak Jérusalem ñu def ko capitale mooy mu international boo xam ne diine yépp a koy bokk est-ce que ci ñoom ci loolu lañ nekk bu yàggul ni du dañoo jël seen ambassade yóbbu fa mais fi ñu jëm wala sax du fu ñu jëm egg nañ fa ba pare parce que keroog ba ñuy ubbi seen ambassade boobu même ci julli ñi di julli sax lu ci ëpp duñ ko mën dañ koy tëj ñooy xool ku leen neex ñu dugg ci jàkka ja ku leen neexul du dugg bu yàggee ñu exploser jàkka ja donc nekkatuñu ci logique gu aussi ñaari état parce que ñaari état yi ñun ñoo koy wax nii rek di dalal suñu xel ak Nations Unies di ko def ay résolution yoo xam ne Amérique mosu ko respecté ñu koy dalalee suñu xel mais Amérique ak Israël ànduñu ci ñaari état ñoom li ñu symbole li ñu théorisé woon bu njëkk ci sionisme bi moo am ba tey mooy dañ ne ñoom foofu mooy seen capital ñoom ñoo ko moomal seen bopp donc loolu nag lu doy waar la liggéey bu war a mën a tax mu soppeeku liggéey bu yàgg la bu jafe la parce que jullit ñëpp tiital nañ leen li gën a wees nag ci tiital bi ñu leen tiital mooy mbiru terrorisme bi am terrorisme bi mu xewee ba tey question yi jullit ñi amoon di yëngatu yëpp dañ leen ci delloo ginnaaw état yi ci doon yëngu tamit dañ leen bëgg a tiitloo pour ñu dellu ci ginnaaw moo tax ñun des fois suñu état yi suñu defee yenn effort yi am ñu koy tuuteel ñun ñi nekk ci question Palestine du tuuti ci ñun parce que dañuy xam ni mu jafee ak pression yi état yi di daj moo tax président Macky Sall bi mu jëmee keroog King Fahd Palace mu ne ñi ngi feddaliwaat suñu xaritoo ak Palestine suñu ay frères ak suñu ay sœurs ñi ngi dellu di ŋaññ ñi am doole di dal ci ñu amul doole ñun wax jooju ñun tuutiwul su ñun rëy na de dafay rëy si ñun ndax bëri nañu ko ñemewut wax parce que am na état yoo xam ne Amérique daf leen laxab xaw ma laxab ndax olof moom la laxab la waaw moo ni ñuy def fas di leen xëcc ci keroog sax ba ñu ubbi seen ambassade bi gis nga am na yenn état yoo xam ne yu mel ni Rwanda yu mel ni wax nañ ci Côte d'Ivoire mais nee nañ demul am na yenn état yu ndaw yoo xam ne dem nañ Sénégal demul Sénégal position yooyu mu am ba tey ku ko gis da nga ko war a encourager ñun te yañ cay def ñu waxtaan ca ñoom ñu moytuwaat ko man loolu laa mooy sama philosophie parce que Israël ak Amérique mosuñu bàyyi suñu état yi ci question bu Palestine bala nga ci mën naa ci sof waaw bismillah c'est-à-dire dafa am solo maa ngi koy sant di ko gërëm parce que man ak moom dañu aw fu bari ci pour les Palestiniens dem nañu ba ci frontière Liban ak Palestine occupée nga xam ne moo gën avancé ci nga xam da ngeen di gisante nii ak yooyu donc loolu dafa am solo ci nu mu ko fàttalee nii xam nga ma dellu tuuti rek ci pour woon la ne ñoom historiquement amuñu dara Jérusalem lu dul ci 70 années yi nga xam ne David bi nga xam ne Saul mooy Taalut nekkoon premier roi wu israélite yi après bi nga xam ne kii ñëw na David mooy bi mu reyee Goliath Jaalut moom jaayee sax David fi mu kii woon moom mooy Judée mooy Cisjordanie tey mooy Naplouse Cisjordanie daal dégg nga te capitale ba ci Galilée la woon moo nekk au nord presque ci gën a jege tuuti Liban ñun dem nañ ba foofu boo fa demee gaañ yi d'ailleurs sax dañuy def foofu benn genre comme aire de jeu camp la mais dañ ko def nga xam ne day am ay yaakaar ne kii bu xale yi la fekk camp la def seeni terrain de football yëpp seeni baaful nga xam ne yëpp dañ koy samp ci Israël di nga xam ne bu ñu waxee di dégg pour perturber vous voyez donc 70 années yooyu fa David defoon loolu rek la fa Israël
israélite yi amoon te David gis nga ko bi nga xam ne Saul gaañu na doom ji moo ko doonoon parce que David Saul moom moo occupé woon Jérusalem ci la David doog a ñëw jël Jérusalem bi ko doom ji doonne muy Souleymane nga xam ne su ñoom yahudi teguñu ko juif parce que yaayam nekkul woon yahudi donc kooku nag moom moo créé temple bi xam nga donc loolu yi sore na ak Ibrahima ak Moussa ak David parce que presque 1000 ans la diggante moom ak kii nga xam ne moom mooy Jésus 250 années ci diggante moom ak maamam kii beneen bi mooy le sionisme international comme ni ko mbokk mi waxee xam nga dafa am juif yi dafa bari stratification maanaam dafa bari ay catégorie dafa am juif séfarade mooy safarade nga xam ne Maroc Algérie Yémen Égypte Espagne maanaam bassin méditerranéen bi ñoom ñooy juif séfarade mu am juif ashkénaze ñooñu sax seen origine ci Crimée la Abkhazie maanaam ci Caucase du sud foofu la ñu jógee ñëw parce que benn buur la woon bu fa nekkoon mu dugg ci judaïsme ñu jël nag ñooñu ñoo tas ci Europe centrale Hongrie Tchécoslovaquie France ak yooyu ñooñu la ñu tuddee ashkénaze ñooñu seeni tuquus rite yi nga xam ne moom la ñuy def ci judaïsme dafa wute ak yu séfarade yi am na aussi mésarim mooy ñi nga xam ne ñoo jógee Iran ñoom ñoo jógee ci Asie centrale dem foofu am na sabara mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo fa juddoo ku ci nekk sa ni ngay jaamu ak falasha yi bokkul gis nga donc ay surtout nag ñi nga xam ne ñoom ñooy problème bi mooy les arabes parce que fulla bi nga xamante ne moom la ñu waroon a am xam gëm sa bopp xam sa bopp moom moo amul ci ñoom voilà jërëjëf Serif mais bu ma dellusee ci Baro dafa feeñalaat importance su Quds ci jullit ñi ndax wane na ne jullit ñi laata ñuy jublu ci Kaaba gi julli nañ jublu foofu lu dem ci fukki weer ak juróom-ñaar loolu mu doon loo xam ne du lu ñu mën a fàtte wane na ne même suñ ñëwee ci Sénégal gi ñuy dund ñun tey suñuy maam yi bu njëkk ku daa aji foofu nga daa jaar mu wane it ne am na ay africains yoo xam ne loolu moo leen fa bàyyi woon tey boo demee da nga leen fa fekk bi ci des mooy boo jëlee loolu mu wax da nga koy mën a comparer ak li yonent bi waxoon ci hadiis ne du dagan ñu takk tukki lu may ci ñetti jàkk saddu rihaal ila masajidu salaasa masjidul haramay masjidul madinatul munawwara ak masjidul quds mu mel ni kon ñetti jàkk yooyu nga xam ne yonent bi cité na ko ci biir hadiis dafay gën a firndeel it importance jàkka jooju ci suñ doneel ñun tey mu wax lu am solo nag nga firndeel ko léegi mooy séparé diggante al yahudiya wa saayuniya bokkuñ dafa mel ni rek comme li xew tey li ñuy tuddee tawsifu diin fi siyaasa comme li gars yi exploité di islam tey di ko politiquer suñu réew mi bëri na fi tey politicien boo xam ne bu faloo yoonam nekku ci diine mais bu soxlaa nit ñi dana fexe ba créer ay ñetti aayam ñetti addisam fu mu dem dóor ñu ne waa ji moo jege musulman yi te fekk sartaana maa baynal masriqi wa xarbi sore nañ jant bi sooy ak weer yi loolu it moo am ci diggante saayuniya wal yahudiya juif yi ñoom it bu ñu duggee ci seen langue politique bi sahiyoon yi dañuy exploiter ni ñoom diine juif la ñuy campagne te fekk déedéet yahudiya dafa nekk fële taxaw sahiyoon yi nekk fële doon ay politiciens yoo xam ne politiciens yooyu li leen itteel ci lu sori ak lu jege ñoom liñ soxla dañ ko am ci wàllu pouvoir ak nooy ko mën di amee loolu it mooy répété wu ñun ci fii ñu nekk tey parfois it ki soxla nguur ci ñun tey te xam ne su ma ñëwee seet si Baro wala Serif Mballo ay nitu diine lañ danaa régler ñaari aaya alquran di ko dóor ko wala régler ñaari addis nga ne ci kat moo gën a jege man li nga gëm te fekk la nga gëm sax gëmu ci dara loolu mooy firndeel li ab Bara wax na mu doon loolu wér wane ne Assane Toura bi mu doñ kuñ xam yàlla na ko yàlla yërëm mu mane combat yu bëri ci Soudan mais lim ko doon mane yëpp ci liñ gëstu xam ko ci moom ndoneelu lislaam a ngi feeñ ci moom ak tëj nañ ko ñaata yoon kasaamaara lañ ko dugal ci kaso mais teeloon bu génnee dafay jàpp na rek moom ab julit la li lislaam daganal ci lay nekk li lislaam bañ moom lay xeex ba wane ne ba tax na lu muy référé wu ci diine la koy def kon loolu mooy li ñu xaw a manqué ñun tey ñu bëri tey da ngay toog xool benn affaire nga ne lii de sama yoon nekku ci sa yoon a ngi ci ndax bu ma tuddee hadiis bi yonent bi tudd léegi
rek tax na jullit bu ne war a engagé wu. dëgg la. ndax hadis bi moo ñu ci dugal ñun ñëpp. te hadis bi moo wér na kenn wérantiwul ak ñàkk wéram. kon mel na ni problème la boo xam ne ñun dañ cee xaw a sori suñ bopp lool. te waroon cee dugg. waroon ci boo dégloo mbër yi dañuy ba xaw ma ban mbër ko ci wax naan da nga ci takk ci rip. ñun ñëpp dañ cee waroon takk rip. dëgg la. tayib Cherif. mel na ni yéen a ngi dëgg ba li ñu tuddee benn manifestation bu mag. muy àjjuma. bu ma nee yéen. ngaa bokk ci ñi koy organiser. mais du sa cër yow kenn cëru jullit ñëpp la. ndax monde islam yëpp ñoo koy def. mais comme ci Sénégal lañ nekk. te yow yaa koy organiser ak famille omarienne. sëñ Muntaxa mu ko. mooy parrain bi. sëñ Muntaxa moom lañ parrainé affaire bi. mu doon loo xam ne lu am solo la moom it mu doon kuñ xam muy yëngatu ci wàllu diine. doon xalif général di Mouride. démb laata muy nekk ci xilaafa. ak tey bi mu nekkee ci xilaafa ci liñ xam position même position la. kon bu fekkee yegsi nañ ci luñ mel ñu cëralee ko luñ mel. axasal xaw sa baariha. kon jox nañ fett gi ku ko war a tiire. tey manifestation boobu ngeen bëgg a def. lan lay représenté ci affaire Quds. waaw xam nga manifestation. ci arab mooy tazahur wanewu. waaw. wanewu nag ci kàddu. ci taxawaay. moo tax léeg-léeg ñun jullit ñi. bu ñuy wax. léeg-léeg da ngay dégg. léeg-léeg ñu ne la jullit du dox du manifester. waaw am na ñu koy wax. kooku gisin la. dañu koy respecté. mais ku jàng alxuraan. jàng l'islam di nga xam ne nga dem ci les sociologies ci maanaam jàng mufradaat yi. ci linguistique. di nga gis par exemple tariqa. mooy yoon donc yoon dox la masira la. tawaaf. muy di wër kaaba gi. masira la dox la. sabil. muy yoon fi sabilillah yoonu yàlla donc dox la. nga xool xajj. muy maqsad destination. yoon la dox la. waaye donc mu nekk loo xamante ne ni lu am solo. loo xam ne. daf lay wan ne ndekete dynamisme. moom mooy diine. diine du toog. ci xel ci xalaat mbokk mi wax na ko nga wax ko. lan moo tax tey ñu dem ba noot ñu mënatuñu xalaat. lu dul di topp bu information ñëwee ñu topp ko te tey alquran mu ngi ñëw in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu. bu leen ku kàccoor indilee. ab xabaar na ngeen ko settantal. kooku du xabaar du kàccoor rek ku ko mën a indi dañ ko war a lan baj. inna allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. ñiy déglu wax topp li ci gën a baax ce qui veut dire que ne ndekete wax yëpp mën na baax waaye am na yu ci gën a baax. loolu la ñuy topp. donc loolu islam moo ñu njëkk a demandé loolu. donc loolu dafa nekk loo xamante ne ni lu am solo. moo tax bis yu mel nii da nga war a jóg comme ni nga xam ne noonu la ko yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam doon def comme ci baraa. nga xam ne manifestation la woon contre les idoles. yi nga xam ne mooy xërëm yi nekkoon ca Makka. nga xam ne dañu doon def nii sol bu ñu solee seen armal. loxo bii génn nga xam ne buy dox di waaxu wane seen njàmbaarte. loolu la ñuy soxla ci yawmul Quds moo tax pour wane. booloo jullit ñi nga xam ne 1,6 milliard la ñu sur le plan boo dee xool ci seen variable physique. maanaam yi ñu am ci ay mbell ci richesse ci pétrole ci gaz ci or ci wàllu nit ci wàllu xam-xam ressources humaines. ak ci wàllu croissance économique ak démographique amul ku ko am ci le monde. côté géostratégique yi nga xam ne am nañ ko nga xam ne am nañu. ilu Malacca fële ci sud Chine. muy golfe bu Persique. muy kiiwu Méditerranée. Bahrul Aswad. ak Bahrul Abyatul Mutawassit muy Méditerranée mer Noire mer Rouge yooyu yëpp bokk ci le monde musulman. ci 3 continents Asie Afrique. ak Europe ak les diaspora. doole boobu nga xam ne moom la l'islam am. nga xool ci wàllu. culture nga xool ethnie yu wute yi ak yooyu yëpp nga xamante ne li inna ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu inna akramakum inda allahi atqaakum loolu nekk un instrument de puissance pour le monde musulman. loolu waroon ko nekk ak ci wàllu variable culturelle
yaa ngi dégg nga xam ne identité culturelle musulmane nga xam ne tey da ngay nekk pël ki nekk wolof ki nekk séeréer lépp ñu fàtte ko ndax l'islam loolu moom mooy puissance nga jël ci géographiquement 18 000 kilomètres à vol d'oiseau entre Dakar ba Jakarta est ouest nord sud 11 000 kilomètres yoo xamante ne ni à vol d'oiseau boo ko jëlee nord ba sud nekk benn bloc bu dajaloo mooy dëggal li yàlla dëgg wax dëgg-dëgg inna hazihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'buduni man mi maay seen borom benn xeet ngeen na ngeen ma jaamu mais malheureusement loolu nag moo tax xeet bu toll noonu nga xam ne colonialisme dafa ñëw avant le colonialisme suñuy xeexante suñuy biir colonialisme mu ñëw gën a jaxase loolu parce que gis na ne bu bàyyi ñi doole la ñuy doon te moom mooy problème loolu moom moo tax ñu ñëw ñu néewal ko doole léegi nag pour indiwaat loolu il faut que ñu wane ne ñu ngi dund boobu nag dafa laaj ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi une réformation intellectuelle d'abord culturelle et philosophique du monde musulman waaw mu am benn boo xamante ne dafay am benn nahda mais sax balaa ñu naan nahda muy renaissance il faut que nit ki yëg ne dafa feebar d'abord dëgg la loolu bu jógee nahda boobu ab affaire muy réformation boobu muy islah parce que yonent yëpp dañu naan in uridu illa al islaha mastataatu dinaa def le tout pour réformer parce que à chaque fois qu'il y a prévarication yónni nañu yonent ñu jaxase beneen yonent day ñëw pour taxawaat pour indi même valeur yi léegi nag bu ñu defee variation boobu maanaam fexe ba nga xamante ne ni réformation boobu am na wala réforme boobu am na ci la li ñu tuddee maanaam nahda di am wala réveil muy al sahwa bu réveil amee ba nga xam ne nag yeewu nga donc yaa ngi gis nag ci ngay doog a jóg nag moom la ñu tuddee nahda muy renaissance mais actuellement problème bi ñu nekk nii tey muy ci wàllu l'islam ci wàllu fiqh ci wàllu xalaat ci wàllu xam-xam am yëpp dañu am taxalluf bu metti maanaam retard bokkuñu 10 premiers même yi nga xamante ne ni ñooy gën a am progrès ci wàllu science ci wàllu xam-xam alors que yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla lu mu njëkk a wàcce ci moom mooy iqra loolu nag loolu yëpp pour mu am pour ñu jëlaat doole boobu jullit bi xam ne yàlla moom la àndal ci kaw mu topp li nga xam ne moom la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam digle loolu il faut que ñu def ay masiraat ay manifestation mooy maanaam feeñal sa naqar mais lii am na waaye lii aussi war nañ ko def naqar bi nag li koy faj parce que nit ki koo gis dafa am li ñu tudde force de la colère mooy quwwatul ghadab force de la colère boobu nag de la passion wala de l'intelligence ça dafay yóbbu nit ki ci pour mu jóg mu def dara te gis nañu force de la colère boobu mën nañ ko nattale dara bu ñuy def ay études stratégiques ci lépp loo xam ne dafa dem ci militaire xëcc jëm ci violence muy extrême de moyenne intensité basse intensité wala moyenne parce que loolu sax moo avancé loolu monde wala shaa rabbuka maqtatalu bu neexoon sa borom duñu xeex waaye xeex boobu yonent bi yàlla subhanahu wa taala dafa am yu bari ci biir parce que mooy évoluer loo l'humanité tey internet fan la nekkoon du militaire la woon cellulaire yi ñu yore woon du yëpp militaire la woon telex du yëpp militaire la woon misbaar yi muy maanaam missile yi nga xam ne dañu muy satellite yi ñuy lancé muy yóbbu ay satellite loolu du yëpp du militaire la woon ñu jël ko ñu civiliser ko tu vois donc yooyu yëpp dafa am solo moo tax dañu war a jóg wane sunu mer jullit dafay meru jullit da ngay mer ngir yàlla tu vois dañu war a mer pour l'islam dañu war a mer pour yonent parce que yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam oustaz bu ñëwoon tey fekk ñu ci fii tey ci situation bi du am lu ko neex parce que gis na ne njabootam dañoo tas dañu nekk kenn ku ci nekk yaa ngi woy sa Layla ni nga ko gisee chia bi ne sunni bi nekkul ci dëgg sunni bi ne chia bi nekkul ci dëgg wahabit bi ne suufiyanke bi nekkul ci dëgg alors que ñun ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi wax ne yonent bi nga sopp yonent bi nga bëgg moom ngay topp te mënuñ daje ci essentiel bi ñu bokk benn yàlla benn yonent benn alxuraan benn diine te bu nekk ñu naan moo gën te ñun gënuñu
jërëjëf Serif Mballo wax fi nga daaneele lu am solo la yor li gën te gënoo lu ñu war a xoolaat la maanaam soo ko seetee kon kenn ku nekk ñun war nga xool ne sa responsabilité engagé wu na bi nga yoree li gën nga doon ku gën mu doon lu doy waar lu métti feeñal nga ne manifestation yooyu mooy feeñal naqar la loo xam ne dañ ko teg ci sa kaw te mënoo jàmmaarloo ki la ko teg li nga man rek mooy manifesté wu bañ xam ne doo naqadi te jàpp naa ne sax jombut ñi ko bëgg a dàq ci diine dana xaw a jafe parce que yonent bi comme moo ñu wax ci hadiis ne man ra'a minkum munkaran fal yughayyiru bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisaanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi fa zaalika ad'aful iimaan munkar kay gis naa ko xuwa moom état ko yor mais ma génn ci mbedd mi kay munkar la gis naa munkar ma jéebaane ko kon kay gis naa loo xam ne jaaduwul jékkut yellut mënu ma koo dindee doole ndax doole moom état koy def mais man naa yëkkati sama làmmiñ wax kon génn ci mbedd mi def manifestation koy jéebaane li xew loolu kay jàpp naa ne loolu ba nanagol bi ci des mooy yonent bi comme ñun moom la yàlla yónni ci ñun ku am ak mbaax ci ñun it moo tax nga am ko ku ñuy topp ñun moo tax ñu di la topp dafa wax loo am solo bu fekkee sa mbokkam jullit dafa tooñ dimbale ko bu tooñee dimbale ko buñ ko tooñee dimbale ko ñu ne ko daaw ñun kat dañuy jaaxal nan la nit di tooñee nga di ko dimbale mooy nga jàpp ci loxoom te li xew fële ci Quds xoola suud bi ñuy def immigration ambassade bi foofu ñaata nit lañ faray kaa mun kar mën naa romb loolu ñaata nit lañ tiire bali fetal rey leen mu mel ni koy rey ginaar sax ñëme woo ko reyee noonu ndax benn ginaaru jàmbur la bala nga koy jënd kon mel na ni position yooyu nga xam ne yéen a ngi ci dëgmal pour àjjuma lu noble la lu normal la léegi nag wala fi dafa am lu ñuy faral di wax mooy bu sa morom jaree bëy te jaroo bëy njëgu bëy nga bu Cherif Ballo nekkee ci lu ko war te ma nekkuma ca wax taxut mu wàcc ma kon loolu moom laa ci am comme gisin d'accord ak ci yéen it ci position bi gis ne loolu ñëpp war a taxaw la dana am lu ma teg tuuti baro am na fi lu mu tudd ci ñun gannaaw tuuti affaire du terrorisme yi côté bi ma ci jëm mooy jëlal mouvement bu mel ni Hamas ñu fekk la ci sa dëkk di la bund xatal guddeeg bëccëg ngay riposté wu ne lii jaaduwut ñu di la rey ñun fa tuddee la terroriste tooñ mën naa gën a rëy lool Cherif Ballo nga fekk ma fekk la ci sa kër di tiire ay fetal ñu ne la boo fayee koo terroriste ngay doon xel mënu nangu lool dëgg la parce que mbir yi toujours fa ñu di ko jéemaat xool bu baax te xam ne tooñ moom tooñ rek lay tekki ba péncam yàlla di taxaw mais lu dul tooñ loolu lay tekki foofu ci terrorisme xam nga dafa am aussi stratégie xam nga la meilleure façon de se défendre c'est d'attaquer te comme ñoom gëmuñu yàlla ci yi ñu nekk il faut que ñu danañ la dugal ci benn angle teg la foofu après continuer dem seen affaire loolu mooy seen stratégie dañu naan lii nga ba nga ne man est-ce que moom laa duma moom doomam ne mais ma commencé am sikki sàkk ne moom nga wala doomam affaiblir la Hamas organisation la boo xam ne même les Nations Unies ak le droit international xam nañu organisation de résistance la dañu occuper territoire am selon le droit international ku ñu occuper ce territoire da nga war a résister France defoon na ko ak tous ces pays là ñuy wax tey tu vois donc le Hamas nekkul organisation terroriste gis nga le terrorisme même baat bi selon les intérêts du moment lañ lay dugal comme ni Firawna doon wax rek waaw wanuma leen lu dul li ma leen won kii irhabi la donc même c'est-à-dire boo dee def étude politique ci c'est-à-dire même termes yi mooy dellusiwaat les relations internationales relations individuelles yi boo ko xamee peegee rek relation internationale da nga koy peeg day daal di taxawaat moo tax foofu damay remercier le président de la République ci li mu wax ci Palestine parce que loolu aussi ça nous concerne directement mbokk mi bi ñu demee ci sunu première ci dajeeg gaañ yi y avait 80 pays bi ñu ñëwee ak sunuy daanaka ñu ci ñuuloon motul 10 waaye bi ñu ñëwee def sunu ñu toog yàlla li mu def ci doomu Sénégal te ñëpp aussi du orgueil du lu ñuy kii mais yàlla moo ko def ci diine ak ci wàllu tubaab ci yëpp daf ko def keroog bi ñuy àddoo ñoom ñëpp dañu taxawaat ñoom ñëpp li ci jiitu mooy bu njëkk ba bu ñu nee tudd sax parce que dañu bari problème seen biir Hamas jihad islamique fii kii fat waaw mais boo ne fatxu fii rek yaa serefa sax nga am ñu yuuxu
lan la ñuy def maag sa waay ma ne ko ñii tey nañ leen woon ne waa Sénégal lañu dañu ñëw rek ma yéeg rek ma ne leen mais yéen justement sax lan ngeen def yéen pour la Palestine moment bi ko africains yi di def notamment le Sénégal en 1975 le Sénégal ubbi reconnaître l'état de Palestine l'autorité palestinienne fekk kenn waxul réew mi ko njëkk a reconnaître waaw en 1977 mu ubbi fii kii diplomatique représentation diplomatique jël en charge tous les frais de l'ambassade muy résidence beeg chancellerie bi jël passeport diplomatique muy instrument de souveraineté internationale jox ko Yasser Arafat jox ko ay garde du corps yéen lan ngeen ci def yéen arab yi lu dul di xeexoo jël seen dollars yi di ko jox américains ak israéliens yi ngeen ñëw fii du ñu indil ay gis nga ñëpp ne teg ñu ne bon fii nooy na rek at anama mais télé yi keroog dañu invité ñun ñëpp ak kii dem nañu ci télé yëpp ñu ne léegi ñun lu ñuy def nañu jaay Sénégal sur le plan culturel ak religieux ne leen yéen seen problème yi ñun sénégalais yi ñoo ko mën a régler ñun ñoo am solution bi te loolu bi ñu koy wax ay 2014 la tey Mouhamadou Baro ma dellusi ak yow ci journée boobu nga xam ne ñu ngi ko dëgmal muy àjjuma ñu tuddee ko manifestation pour feeñal naqar ci li xew fële ca Quds bëgg nañu xam journée bi nu muy demee ak ban heure lay départ fan ngeen koy defee ak ndax am ngeen ci autorisation bu leen permettre ngeen génn ci mbedd mi waa xëy na yenn détails yi Chérif dina ci dellusiwaat ci organisation bi parce que dafa wax lu am solo sànq journée bi dafa am caractère boo xam ne bu wonewu la ak feeñal la xew mais ci xam-xam parce que Palestine dafa laaj forme yu bëri kenn mënu ko jël rek ci benn bunt dinañ ko jëlee ci manifestation dinañ ko parce que loolu ku ne xam na ne tey pour nga wone dara il faut nga manifester ko nit ñi gis ko ci mbedd mi yenn yi il faut que nga wone ko parce que dafa nëbbu rawatina nag suñu réew africain yi wax na dëgg Sénégal li mu def ci Palestine amul benn réew bu ma xam man bu ko defagum réew yi ñu ëpp doole ñun suñu réew yi la ñuy def ba tey ñoom defaguñ ko bara nga may ma fàttali bokk yi ñuy seetaan ne koo xam ne bëgg naa jokkoo ñun moo xam day yokk ci li ñuy wax moo xam day laaj mën naa jokkoo ñun ci 88 628 11 22 bismillah léegi donc forme bi ñu bëgg a def te ma ci ko ci remercier parce que bi muy gën a metti moom la woon tey mu ngi continuer ba ñëpp fekku ci man appel bi may lancé sax mooy gouvernement bu Sénégal ci activités yi mel nii daf ci war a dugal loxoom teew ci parce que dañu nekk ci àdduna bu xaw a trouble ba xamatuñu ku nekk foo féete réew arabe yi li ñu waroon jàppale question palestinienne dellu nañ ci ginnaaw réew mu mel ni Arabie Saoudite moyens yu mu am ñemeetu ko def ci Palestine au contraire Amérique xoqatal na ko ba mi ngi koy dugal ci Amérique au contraire di jënd ci moom arme di ko jënd feneen pour dooleel leen léegi nag ñun Sénégal bu ñu xeeb suñu bopp gis nga li mu tudd sànq ci Mamadou Dia ak Léopold Sédar Senghor jamono dañuy ànd ak cause palestinienne bi dañu leen di tudd rek des fois bàyyi contexte bu tax ñu def ko ñoom amaana sax seen volonté àndoon na ak Palestine mais kilifa diine yi leen wóoroon bëgg ñu bëggoon Palestine moo taxoon ñoom mënuñu woon def naka sudul noonu Baye Niass lan la deful ci Palestine ci taxawaayam ci wàllu diplomatie moo tax li mu wax sànq que ne yàlla ci mbaaxam diine ji su ko wàccee ñi téeméeri at yu ne dafa am xadis bu wax ne dafay def tajdid dafay indi ñu koy yeesalaat yeesal bi du ñëw yeesal diine parce que dañ ko war déedéet dañuy yeesal diine ji taxawaay bañ ko war a am ci dégg-dégg bañ ca war a am ci jëf yañ ca war a jëf loolu mooy yees mais diine du yees loolu nag su manqué dañ koy defaat état bu Sénégal lu nit ñi xamul ba tey jii tradition boobu ñu amoon ci Palestine moom lañ am ba tey léegi ndax ñun wane nañ ko waneeguñ ko président Macky Sall am na lu mu def bu yàggul maa ngi ciy wax ak ambassadeur bi ma ne ko mais lii feeñul te pourtant dafa war a feeñ ni Senghor ak Mamadou Dia jàppale woon ñoo njëkk a jox passeport diplomatique Yasser Arafat parce que boobu dañ ko ndar kàpp ba mënatul génn tradition boobu Sénégal mi ngi ko maintenir ba tey non seulement ci Palestine Libye barki démb motul weer président Macky Sall recevoir na fi libyens yi te ñu bëri yëguñu ko force libyenne yi xeex yépp fii lañ daje ci Diamniadio Sikat ñu dajale leen pour waxtaan bañ fa jógee def nañ ay résolution yoo xam ne tey Libye tey
bu barki dem rek maa ngi gis benn télévision bu Sénégal dem def fa reportage ñu ngi commencé di ko ñeme gannaaw bi nga xam ne ñun ñëpp nelawal nañ ba nelawal suñu njiitu réew ma fa nekkoon fii aussi en son temps ba dal ci kaw Kadhafi ci tuumaal yoo xam ne ñun dañu nekk ay xuusmaa ñàppe rek mooy tubaab bi bu ñu ñëwee diw baax na ñu ne baax na diw bon na mooy débat bi nga posé sànq ci terrorisme terrorisme des fois waxuma ci cas yëpp li ci ëpp rapport de force la mooy ki am doole bu la tuddee tur bi boobu mooy wëy dafa mel ni jamono ndaw rek ku la tuddee bàcc te nga tudd nangam mooy wëy rek parce que moo la ëpp doole wala moo la fi njëkk Afrique du Sud mouvement de libération bu Nelson Mandela bi tubaab yi am doole ci ñoom xam nga fan lañ leen boole woon ci fukki organisation terroriste yi gën a mag ci àdduna bi dañ ne woon ANC ca la bokk ANC di bëre ñu koy jàppale monde àdduna bi di ko jàppale ba ANC am doole ba am taxawaay ba daan leen ca la keroog lañ ko faase ci liste terroriste yi ne bokkatuñ ñu tuddee leen rek force de libération ñun suñu force de libération yi fi nekkoon comme PAIGC ak ñeneen ñi fi nekkoon ci Algérie ñoom ñëpp mouvement rebelle ak terroriste lañ leen tuddee woon mooy ka am doole di la xeex moo lay tuddee lu ni mu ko neexee donc Hamas jihad islamique ku ne xam ne yow du ñu ñëw sa suuf moo tax xaw ma ndax écran bi mën na ko wone xoolal dañ ko misaal ne fii 1946 suufu Palestine nii la tolloon ci lii verte bi mu nekk occupation bi 2013 statistique bu mujj bi gën na wàññeekuwaat parce que diggante 2013 ak tey gis nga léegi xoolal fii li ci verte yëpp moo doon jullit ñi fa ñu occupé woon ñuy nangu seen suuf 1947 mu toll nii ba 2013 la ñu dese mu toll nii waaw ban réew mooy nangu ñuy jël sa réew di ko daggat di ko daggat di ko daggat génnee la ba pare nga ne jullit ñi duñ ko wone dañ ko war a wone li ma doon wax sànq ci président Macky Sall président li mu wax si Palestine ambassadeur ni ñu ko daan jàppalee jamono Mamadou Dia ak Senghor noonu la ko état du Sénégal di jàppalee ba tey bu yàggul résidence bi mu dëkk tey te président Macky Sall def ko fa boo fa duggee amul benn ambassadeur bu Sénégal bu am résidence bu rafetee noonu yaatoo noonu mel noonu c'est vrai amul exactement comme château la ko lañ ko defal parce que loolu tradition la président Macky Sall mënul def lu yées lu ñeneen ñi defoon moo tax dañu continuer tradition boobu Palestine di leen jàppale di leen dooleel parce que léegi tollootuñu ci joxe ay passeport am nañu seeni passeport mais am na ay facilités yu état du Sénégal di def ba tey mais loolu su koy def sax du gëmm maanaam tradition la ci ñoom ñu koy def di leen taxaw parce que dañ leen war a taxaw c'est un peuple frère te ma fàttali nag ne lu tax ñun bés bii mu am doole ci ñun Palestine dañuy wax Palestine li ñu leen war a defal mais Palestine li mu defal Afrique nag loolu dañ koy fàtte la mu ko defal Palestine Afrique bi mu tolloo ci colonisation palestiniens yi dañu am taxawaay yu rëy yu ñu def ci àdduna bi ci libérer africains yi ci jàngal leen ci former leen gis nga suñu parti de gauche yi fi nekk nii léegi aussi ñoom mës naa leen interpeller ci fukki at yu weesu nii dañu nelawoon nelaw yu metti te ñoom palestiniens yi doon leen former ñoom Amath Dansokho ñii nga gis ñoom professeur Diallo Diop RND ñoom Savané Landing Savané seen parti yooyu noonu gauche ñoom ñëpp amoon nañu ay formateurs yoo xam ne dañ doon jóge Palestine di ñëw di leen jàppale si fii di leen taxaw léegi ñooñu suñ demee ñoom ñi ngi wax jullit ñi ni ñu delloo ginnaaw ci Palestine bu ñu demee ba parti politique yi delloo ginnaaw loolu ci question palestinienne dafay xaw a doy waar léegi nag at yi nag commencé nañu di yëngatu mais yëngatu bi sax des na parce que aussi dafa am situation au niveau international bu changé keroog ca bés ba loolu dañuy permettre ñu wane ko état du Sénégal li muy def ci Palestine ñu kañ ko ci wane ko day tax ñun ñëpp ñu yokkante fit parce que àdduna bi nag léegi nag fit daf fee nekk marchandise bu raar parce que terrorisme d'état bi moo tax état yi dañ leen terroriser nax leen tiital leen ba pour ñu jàppale diine ji wala jàppale réew yu faible yi dañ ciy dellu ginnaaw léegi dañ leen war a wone jàppale ko donc loolu pour man bés boobu ci loolu lay aju man moo tax ma jàpp ne lu ñëpp lu ñu war a fekkee la yow sa taxawaay ci bés ba tradition la ñi ngi invité aussi ñu mel ni yow di ci jàpp di ci wax parce que bërëb la ay moment la yoo xam ne moment de conscientisation la
jërëjëf Mouhamadou Baro mel na ni delloo siyaatal nga ñi ci ay leer yu bëri yoo xam ne jombut am na ko doon dégg yawmul quds te xamut lan la am na ko doon dégg it ñu dugaloon ci noppam moo am na mu ko firee woon te fekk mbekk prix ma baaxul parce que wala fi dañuy wax ne màccinu dimb dana tax dimb wex mais parfois léegi dinañuy dugal ci nit ñi waxin joo xam ne day tax nga dégg ay di nekk ci mbir nga caricaturé leen leneen te fekk da ngaa juum ndax lañ la leeralal moo leerul mais jàpp naa ne ku dégg lii da nga xam ne kenn ku ne sa responsable dafa engagé wu pour jëm ci bés boobu ba ngay amee sa ngàntal bopp Cherif mel na ni bëggoon nañ xam programme bés boobu nu muy demee mais boo ñu joxee programme bi bëggoon nañu xam yàgg nga yëngatu ci lu ñu mel. yaakaar naa ne li ma seetlu keneen seetlu ko ñëpp danañ ko seetlu lu tax arab yi desal ko gannaaw yawmul quds parce que boo xoolee ñi ci gën di ko manifester yëpp. duñ ay pays arab yi bëri dañ koy boycott lu tax loolu. xam nga jërëjëf d'abord ma njëkki ko après mujjee programme waaw kooku moom ki may layal alxuraan la dafa ne yaa rabbi inna qawmi ittaxadu haza alqur'ana mahjuran yow sama borom sama xeet muy arab yi bàyyi nañu alxuraan bi nga wàcce ci man yonent Yàlla Muhammad bàyyi nañ ko te bi ko yonent bi wax ci jamonoom la xam nga loolu c'est grave yàlla waxaat ne walaw anzalnaahu ala ba'di al-a'jamina fa qara'ahu alayhim ma kaanu bihi mu'minin wa kazalika salaknaahu fi qulubi al-mujrimin alxuraan bi buñ ko wàcce woon ci keneen ku dul arab yi duñ ko gëm mu ne noonu lañ ko dugale ci xolu criminel mujrim mooy criminel parce que crime mënul weesu sa identité propre nga effacer ko sa bopp li nga xam ne mooy yonent Yàlla sallallahu alayhi wasallam boo gisee mu ne musuñoo lor yonent lu ëpp man liñ ma lor man yonent Yàlla sallallahu alayhi wasallam mais loolu la parce que mënul lépp luy baax di teraanga mu jóge ci yow dem ci ñoom mais yow li nga leen wax duñ ko topp loolu moo dal yonent Yàlla sallallahu alayhi wasallam ak arab yi tu vois nga jóge fa say saaba xoolal arab la conscience c'est-à-dire arab lan mooy mentalité am rey ay njiitam Aboubacar moom rek moo ci mucc Omar Ousmane Ali ñoom ñëpp dañ leen rey Imam Hussein Imam Hassan képp koo xam ne gis nañ ne war nga mën a kii rek ñu rey la lan mooy c'est-à-dire nga nekk chia wala mais lan mooy arabe laa wax la race lan moo koy animé lu dugal loolu seen bopp loolu moo indi tey nga gis ku mel ni Trump ni ñu naan abu Ivanka Trump yi ñëw jël lu toll ni 1500 milliards de dollars ci Arabie Saoudite ne leen da ngeen di cotiser tabax kiiwu Jérusalem bi ambassade américaine bi vous voyez da ngeen di joxe xaalis pour le chômage bi am États-Unis mu wàññeeku yéen a ko war a financer ci li ngeen di jënd ci ñun ci ay armement ak yooyu jënd leen ay armes gis nga keroog bi fa Ibnu Abdullah Ben Salman demee maa ngi koy gërëm parce que léegi moom sax jóg na pour xeex wahhabisme wax na ko te kon ñoo ci bokk ànd ñu nag suufiyanke yi ak chia yi yëpp pour xeex wahhabisme c'est très bien tu vois donc loolu ci gàttal foo bokk nga fa moom combat voilà ñoo bokk combat mu ngi nag maama dina wax ci côté boobu c'est important donc problème bi mooy loolu mooy problème mu arabe yi te nag yàlla daf ko waxoon même boo demee ci livre yahud yi bu njëkk ba nee nañu guerre bi am dernier à la fin des temps mais dañuy occuper fi Israël nangu fi mu def dëkkam dañ koy occuper ñaareel bi bu alquran wala yadxulul masjida kama daxalu awwala marratin wala yutabbiru ma alaw tadbira dinañu jëli maanaam dinañu dugg ci jàkka ba mooy maanaam kon dinañu jëli jàkka ba yahud yi te dinañ ko jëliwaat seen loxo toj lépp lu nekkoon ci loxo yahud yi donc loolu il faut mu am comme un Trump mu ñëw pour affaire bi comme genre mise en scène là léegi am nañu un Trump un Netanyahu ak ñeneen ñi Hamas a ngi fii Hezbollah ngi fii Iran ngi nii parce que actuellement Israël dafa am danger existentiel fi mu nekk ni wujudam ñemeetul gis nga même Hamas bërki dem mook moom ñemeetul attaqué comme bu njëkk ba parce que xam na ne bu yàggee rek musiba am
segem Hamas bi ci 50 jours ci 2014 dem ba réserve stratégique yu OTAN la bëgg a dem jëli xam nga ne kooku ci une petite milice kooku boxantuma la ak ci yoo xam ne de grande envergure donc ci loolu laay duggee ne arab yi ñoom yàlla moo wax ne ñoom li ñu naan li ñu doon la waaw duñu duñu naan du ma cedd du ma sëriñ la hawlaay wala hawlaay voilà du ma sëriñ du ma cedd mii mu dëggin laa foo ko dugal mu dem donc programme bi nii la tëddee programme bi ajuma dañ ko def sous le haut patronage bu samahati cheikh Serigne Mouhamadul Muntaka Mbacké Bachir xalif général des Mourides def ko aussi sous le haut patronage de son excellence le président de la République nga xam ne Sénégal mooy assuré depuis 1975 si je ne me trompe pas ci commission des Nations Unies pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien aussi ci xalif généraux yi Sénégal yëpp tàmbale ko ci sunu baay Serigne Mouhamadul Mansour Sy Tiwaawoon sunu baay Cheikh Ahmed Tidiane Niass bu Kaolack sunu baay wi nekk fii ci Cambérène Yoff baay Chérif Abdoulaye Thiawlaay ak ci Thiénaba ci Medina Gounass ci mbooleem këru diine yëpp ne ñun dañu nekk rek seeni ndongo lañu dañu ñëw pour def ko te aussi invité nañ ci parce que aussi il faut ma wax ko comme ni ma ko waxee invité l'État du Sénégal parce que État du Sénégal bi assuré cette commission te ñun fu ñu dem ci ci monde bi moom la ñuy damoo ñi ñuy wax ci au nom de la Palestine Sénégal li mu taxawoo journée bu mel nii war na am état te toujours nag ñu envoyé leen invitation te invitation yi dem na mais du ñu ñëw le ministre des Affaires étrangères woote naa foofu ci fi laa koy wax aussi parce que loolu la ñu xam pour ci waxu spectacle le secrétaire général pour que mu recevoir ma mais maa ngi xaar pour wax ko ne le ministre aussi lettre am dem na ak invitation pour mu ñëw parce que plateau la aussi pour mu gën a mën a am relation mu dissiper yenn malentendu yi ak musulmans yi tu vois te loolu yëpp xam nga koy def pour Sénégal nekk benn ñu nekk ci jàmm ñu continuer ci même objectif bi nga xam ne moom la ñu fan ngeen déparé ak ban heure la waaw ñu ngi koy defee premièrement comme ni mu ko waxee ñu ngi koy defee ci maison de la presse Douta Seck maison de la presse bi nekk Corniche ci booru porte du millénaire dina fa am exposition photo ak film moom la ñu bëgg a def parce que introduire kiw pour marché bi dafa yéex waaw dañ ci tombeegul d'accord ak commission bi ci nekk loolu moom moo tax mais li nga xam ne daal taxaw na moom mooy ne dinañ ko def ci maison de la presse ajjuma ji di ñëw bu ñu jullee jumaa ba pare te bëgg nañu xalif généraux yëpp association yi parti politique yi syndicats yi société civile ñëpp nañu ñëw ak ñi nga xam ne dañ doon wax ne nañu wax ci Palestine léegi nag am na ñoo xam ne ñi ngi ci yàlla indi na lii te du lu fortuite aussi waaw donc nañu ñëw wone seen cofeel ci Palestine dana nekk ci njiitalu xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadul Mansour Cheikh Mouhamad al Muntaka al Bachir xalif général des Mourides moom lañ ko parrainé ñëpp ñëw comme ni muy ñëwee Tijaan yi Murid yi Xaadir yi Laayeen yi ahlu sunna chia yi ñëpp la ñu invité pour ñu ñëw ci bis boobu pour wone seen cofeel ak seen bennoo pour l'islam jërëjëf Chérif kon mel na ni lu ñëpp bokk loxoy ñëpp cay tàbbi bu ñu la déggee mel na ni mission de la presse fa ngeen fa lañu dajee bi amee déclaration yi ak lañ ci bëgg a wane yëpp kon képp koo xam ne man loo na ko buñ jullee jumaa mu teew fa mais Baro mel na ni li ñu dese ci waxtu bëriw te am na la ma bëggoon laajal la ko nga leeral ma 2 minutes 3 minutes dafa am ci leen ci observateurs yi ñu wax ne problème course actuellement jamono bi mu toll di ci wax wala di ci jéem a yëngal di dox ay yëngal yu demee noonu ñu ne taal beneen problème la gannaaw boo xam ne monde islam mi ngi tàkk fu ne li xew Syrie li xew Yemen li xew feneen ndax loolu dana doy lay pour ñàkk ci wax non loolu mënul nekk lay loolu xam nga lu tax mënul nekk lay ñoom ñi koy wax dañu bëgg a teqali li xew Palestine ak li xew Syrie ak Yemen alors que am na lu mu junj sànq lu am solo la parce que ñoom dañu planifier seen combat ñun rek ñooy toog di nelaw di tëb rek mel ni ku am di dal ci pax yeeg di jóg di daal ñoom planifier nañ ko planifier nañ ba planifier kañ la ñuy dal ci Iran conditions yi réuniragul parce que
Iran comme du ñeexu ñebbe ci ñoom parce que li yonent bi waxoon ak yàlla alxuraan ne waajal leen seen bopp réew yi ko waajal xam nga kenn du leen laal xam nga même arme nucléaire yi ñuy wax nii di malheureusement nax nañu ñun africains yi ba ñu ne boo déggee arme nucléaire rek nga ne ñu ne ñi koy waaj yi am danger la ci ñoom mais kan ñi am arme nucléaire yëpp dañ ne léegi xeex bi duñu entre ñoom seetlu loolu d'ailleurs ñi ko am sax ñoo bokk ñoo am veto bi ci Nations Unies tey bu ko réew jullit amoon arme nucléaire kenn du ko am di xeex ak sa morom mais force dissuasive la woon comme ni alxuraan waxoon wa iddu lahum mastataatum min quwwa da ngeen di am force pour ngeen mën a ñu mën leen a ragal ba kenn du leen laal loolu la arme nucléaire lu tax Sénégal 4 avril bi ñu jóg président Macky Sall ne armée bi génne leen lépp lu ngeen am parce que dañu amul seetlu rek parce que weer yooyu avant dafa am réew mu nekk fii suñu wet di commencé doon am lu muy indi fii ci ay jiixi jaaxa ba am lu ñu jëflante ak moom am yeneen réew yoo xam ne ñu ngi doon teg loxo bët Sénégal ñuy bëgg a nattante doole Sénégal na wane li mu am loolu rek la islam wax. amul ci turhibuuna bi xodd wallaahi ngeen xëbal leen ci. xëbal leen ci wan leen. ba ku waroon a jublu. wax na ko léegi bu dee islam dafa wane ne booy aji da ngay bàyyi sa loxo pour ñu wane sa doole. jamono yooyu xeej moo amoon ak sànni doole. est-ce que sax léegi waruñu yóbbu char yi bu ñuy aji wala ku ne di 4 avril nga war a wane li ngay am loolu mooy dégg-dégg bu bees. léegi nag déstabiliser bu ñu bëgg a déstabiliser monde islamique. tax na wër dëkk yi wër Palestine yëpp. ñu boyal ku ci bëgg a am doole. xoola Égypte bu ñu defee seen révolution Morsi ñëw toog. ñu gor ay tànkam. léegi nag région boobu wër Palestine Syrie naka la ñuy fexee ba déstabiliser ko te bu ñu koy déstabiliser foor nañ foor goo xam ne lay bañ lay indil yow soo deful attention da nga cay dal. xam nga Sarkozy ba mu ñuy naxee ne Kadhafi terroriste la nañ leen faagaagal bañ cay dugg ñun. dugg boobu ñu ci duggoon am na waa ju wax keroog lu fàttali lu am solo lu ma mës di wax c'est-à-dire que terewu leen pétrole ba ñoom ña ngi koy jël. donc Palestine ña ko wër daal bëgg nañ leen néewal doole. ba question palestinienne ñoom lañ ca bëgg mu am. ëllëg ñu dal ci kaw gis nga moo tax Turquie ñi ngi koy bàyyi xel commencé nañ. fi ñu njëkkee mooy lañ c'est-à-dire que jullit ñi ma ngi ciy profité professeur Biteye. suñu borom daf ñu wax ci alxuraan waxtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu mooy leen ci bu yàlla bi bu leen taqali ko tubaab bi suñ la bëggee attaqué léegi dootuñu commencé char combat yi dañ lay njëkk a diviser moo tax sëñ Muntaka nii ñu ko tuddee bés bi lu ma kontaan la parce que waxam barki démb dafa delloowaat jullit ñi ci centralité unité parce que jullit ñi mënuñu xeexal Palestine mënuñu xeexal Sénégal tant que ñu ngi leen di xaajale xoolal tubaab yi ni ñu def ci tarixa yi tarixa nekkoon école pour jaamukaay yàlla ñu indi tarixa comme ay arme pour sa morom. jërëjëf Bara waxtu yu dab nañu gan kàddu ngay tàggatoo. di la gërëm di la sant di ñaan yàlla koor gi mu nangul ñu ko. amiin yaa rabbi yàlla barkeel lépp lu ñu def. jullit ñi ci àdduna bi ak bu ñu dul jullit parce que dañu baaxoo di ñaanal réew jullit ñi kese ma ne leen boole leen ci réew yu dul jullit parce que ñoom it suñu amul jàmm. amaana seen ñàkk jàmm googu ak seen tooñaange dañu ñu ko def ñun jullit ñi donc loolu yëpp ñu ngi koy ñaan koor gi yàlla nangul ñu ko jéggal ñu suñu ay bakkaar yow it ñu lay féliciter parce que lii ay occasion la pour wone li ngay def parce que mënoon nga tey def lu bëri li ñuy def mais da nga préférer toog constance li yàlla di wax am nga ko tey jàngalekat yu bëri dévié nañu ñu ngi ci ay dóor marto ay tafu ci buur di wax lu neex nit waxatuñu yàlla li mu bëgg ak lu yonent bi bëgg loolu ña ca nekk nag war nañ leen ñaanal yàlla dëgëral leen taxawu leen jërëjëf Oustaz. jërëjëf Baro Cherif yan kàddu ngay tàggatoo. di la gërëm rek di la sant di la gërëm bu baax a baax sa taxawaay pour l'islam te bëgg rek ñëpp nekk benn moo waral nga defe ni émission bi. bokkoo ci ñi xale yi di naan je frappe. waaw yow vraiment yàlla dafa def cause yu metti yi sa cause la moo tax léeg-léeg ñu waxante ma ne ak Baro. ñun cause yu metti lañ jël parce que ñun du xaalis moo ñu yëkkati. wala leneen au contraire ñu dañuy jël sunuy moyen di ko ci def. waaw di parce que lii la ñu gis ne mooy avenir. waaw donc ñu ngi lay sant bu baax di bëgg nag jullit ñëpp ñu ñëw teew si ci mbir mi et puis le ministre son excellence monsieur Sidiki Kaba mu ñëw xam ne foofu plateau la ci fii lañ koy defee ci Sénégal te il est l'invité d'honneur na ñëw mu participer vraiment.
état bi aussi ñëw participer ci lii dana am solo trop ci ñun seen présence rek la ñu soxla pour gën a mbir mi gën a am doole. jërëjëf Cherif kon ñu ngi lay ñaanal yàlla tawfiq di ñaan yàlla jëf ji yàlla bu mu neen yàlla na ko yàlla def fi misaani asanatika li ngeen di jéego yi ngeen seq ak yéene bu rafet bi yàlla na ko yàlla def fi misaani asanatikum kon mbokk yi nga xam ne ñu ngi jëloon seen temps jàkkaarloog seen télévision DTV ci seen émission bi ñuy tuddee ëttub l'islam lii la yàlla dogaloon ñu am ko ci waxtu lu ci rafet yàlla la neex mu rafetalee ko ni lu ci manqué ci mata di ngeen ñi ko doon def la ñoo ngi leen di koy jéggal ñoo ngi dellu gërëm imam Serif Mballo di ko ñaanal yàlla tawfiq di gërëm Mouhamadou Baro di ko ñaanal yàlla tawfiq di gërëm suñu réalisateur di gërëm suñu preneur de son di gërëm waa régie bi di gërëm caméraman yi ñi nga xam ne ñoo ñuy féetee ci wàllu éclairage ñu ngi leen di gërëm di ñaan yàlla jëf ji yàlla bu mu leen yàlla na ko yàlla def fi misaani asanaati di leen jox rendez-vous doo dajee ajjuma bi di ñëw insha allahu mawlana wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa jazakumullahu xayr jërëjëf طفلي حبيبي سناه من عطاء ربي قلبي له موئل يرعاه بالحب